Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. coronavirus lu am la te du ay fo ñaata nit la faagaagal ci réew yu ñu ëpp doole fuuf. 90.1 la référence Alfayda FM ñu leen di jaajëfal Waly Maza Seck moo nekk ci wàllum xarala gi ñuy jaajëfal Cheikh Tidiane Diagne ak auditeurs auditrices yi dañu teewlu suba ba léegi ngeen ñuy toppandi ci fépp foo xam ne ci Sénégal waaye tamit ci àdduna wërngal këpp à travers ci ñu site bu mag boobu rajo www.radioalfayda.net waaye tamit foofu ku ñu fa nekkal moo di Khalil lii ci wàllum internet bi ba ngeen mën ko di seetaan fépp fu ngeen mën a nekk. Cheikh Tidiane Sarr ngeen di àndal ci kàddu gi émission spéciale jëm ci coronavirus feebar bi lëmbee àdduna wërngal këpp Sénégal demul mu des ci mbir mi ba tax tey ñu am plaisir dalal ñeneen ci ñu ñuy gan ñuy koy wax BAM Baye assistance médicale nga xam ne daal ay kuréel gu mag la fii ci pays bi yàgg taxawu askan wi ci lépp loo xam ne jëm na ci seen wàllum wér-gu-yaram ci li nga xam ne moo jëm ci réew mi. ñu nekk ñoo xam ne nag kenn du leen présenté ci fii ci diwaanu Kaolack rawatina sax ci Sénégal Baye assistance médicale la ñuy am comme invité ci lu jëm ci sensibilisation bi jëm ci feebar bi ñuy wax coronavirus. docteur Moustapha Niang mooy seen président di ab pharmacien ñu koy ziar bu baax a baax docteur gannaaw rek ñu nuyu la bu baax a baax si seen teewaay fii ci Alfayda FM bisimilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di rafetlu invitation bi di rafetlu jotaay bi donc nuyu waa Alfayda bu baax ci occasion bi ñu may pour ñu mën a waxtaan ak nit ñi ci lan mooy coronavirus. donc ñu ngi nuyu suñu xalifa Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi may ko wér bàyyi ko suñu kanam di nuyu al imaamul akbar imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé nuyu mboolem seeni rakk ak seeni mbokk yu nuyu ñëpp di leen gërëm. doo wet ci émission bu ni mel ndax danga ci ànd ak docteur Malick Ngom foofu la ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ci rawatina ci service maladie infectieuse ñu koy ziar moom tamit sëñ Ngom Malick docteur. waaw maa ngi lay fay di nuyu auditeur ak auditrice su Alfayda FM ñëpp di rafetlu jotaay bi di jiital ci nuyu bi rek kilifa diine yi nekk ci dëkk bi. di la gërëm ci invitation bi parce que coronavirus nekk na feebar boo xam ne lu bëri nit ñaa ngi ko ciy wax te occasion la pour ñun ay acteurs de la santé ñu mën a ñëw indi suñ contribution ci lutte bi. Assane Thiam moom tamit fajkat la infirmier ñu koy ziar monsieur Thiam bisimilah. sëñ Cheikh maa ngi lay ziar di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq di baalu àq ñëpp di nuyu comme ni ko sama mbokk yi waxee di nuyu waa pays bi. ñu leen di ziar ñoom ñëpp di ziar waa pays boobu nga wax donc kilifa diine yi kilifa aada yi waaye tamit di gërëm bépp auditeur auditrice boo xam ne yaa ngi teewlu ci 90.1 la référence émission spéciale jagleel ko coronavirus feebar bi lëmbe na àdduna de docteur Ngom jamono ji ñu ngi wax coronavirus boo ko doon jéem a tekkil askan wi de manière ramassée way. waaw coronavirus famille la. famille yu ay virus la ndax xam nga feebar yi dafa bëri ay façon des fois sax dañ koy xaaj ñaari xaaj feebar yi nga xam ne ay doomu jàngoro ñoo koy joxe ak feebar yi nga xam ne suñ comportement lay jóge soo jëlee par exemple diabète ay tension nga xam ne des fois nit ki nu muy dundee mën nga na ko ciy jëlee feebaru coronavirus nag dafa nekk feebar boo xam ne ay doomu jàngoro moo koy joxe mais famille bi moo tudd coronavirus bii nii nag nga xam ne moom moo xew 2019 bi moom la ñuy woowee Covid 19 mais suñ waxee coronavirus rek feebar boo xam ne ay virus yu bëri la te beesul ci àdduna bi xam nañ ko depuis 2002 comme SARS ak MERS nga xam ne benn bi 2002 lañ ko xam benn bi 2012 yooyu yëpp ay coronavirus la par contre bu bees bi nga xam ne Chine la feeñee ren décembre 2019 boobu la ñuy woowee Covid 19 kon boobooy feebar bu bees bi nga xam ne yokku na ci famille coronavirus yi ñu xamoon avant docteur Ngom bokk ci Baye assistance médicale ñu leen di déglu ci lépp loo xam ne jëm na ci taxawu askan wi docteur Moustapha Niang Baye assistance médicale seen taxawaay ci pays bi ak ci Saalum ak fépp lan lay doon boo ko doon jéem a leeral askan wi.
waaw jërëjëf dinaa sawar a tontu ci laaj bi. Baye assistance médicale nekkatul lu ñuy présenté ci pays Baye Niass bi. ndax ay médecins ñoo ko seq ñoo xam ne ay agents de santé ñoo ci nekk ci biir ñoo xam ne ni ñi aju ci waa kër Maolana Cheikh Ibrahima Niass donc mu nekk association boo xam ne nii bañ ko sosee yàgg na ñu ngi ko sosoon ci 1998. ndax dañoo demoon ba gis ne Medina Baye amul benn prise en charge sanitaire lu jëm ci daje diine yi fi am lu mel ni gàmmu ak yeneen yu ni mel donc suñu ay mag yoo xam ne nii ci jamono jooju ñu ngi woon université di def santé ñoom ñoo boole woon seen doole regroupé wu créer association bi pour mën a taxaw Medina Baye ci wàllu wér-gu-yaram donc mu dem di dox ba ñi nga xam ne ñoo ko créé woon tey ñoom ñëpp pare nañ nekkatuñu université ñu ngi liggéey te macha allah ñoom ñëpp tey ay chef de service lañ ay kàngam lañ dafa ñuy liggéey donc ñu dem di dox ba yegg si ci suñu loxo tey ñun tamit yàlla def na nekkatuñu université pare nañ mais ñu ngi ci liggéey bu baax a baax gën a yokk suñu objectif léegi yematuñu rek ci wàllu jël en charge waa pays bi fépp foo xam ne nii nit mu ngi fa soxla wàllu wér-gu-yaram rek Baye assistance médicale day déplacé wu dem jël leen en charge donc suñuy activité région ci Sénégal pratiquement dem nañ ci région yëpp ay village ñoo xam ne nii amuñ occasion gis médecin ñu dem fa di leen seet seen yaram may leen garab orienté leen ñi nga xam ne ni dafa laaj ñu gis docteur bu leen suivre ñu orienté leen donc loolu mooy Baye assistance médicale je pense que mu nekk liggéey bi am solo boo xam ne nii ñu ngi ciy liggéey bi ngeen gën ko fësal jamono ji ci période bii ñuy wax coronavirus sonal lool askan bi ci diwaanu Kaolack gis nañ taxawaay bi ci acteurs yi def ngeen bokk ci acteurs yooyu bëgg a ñëw bokk ci xeex bi donc dina yaatu mais xam naa tey seen taxawaay ci sensibilisation bi. waaw parce que comme ni nga ko waxee coronavirus dafa nekk feebar boo xam ne ni feebar bu sonal askan wi la li ñuy wax dafa xaw a bett àdduna bi ndax xaaruñ ko woon wala dayoo bi mu am nii tey kenn xaaru ko woon ñun bu njëkk ba nit ñi dañ ko daan dégg ne am na feebaru bees bu am Chine nii lay manifesté nii mais comme ni ñu ko waxee rek ay fekk yaa ngi koy dégg rek mu cagoo ci donc kenn musutoon foog sax na dina laal Europe laal Amérique bay yegg si Sénégal gi nii kenn musu ko yaakaar mais yàlla def muy yegg si fi tey Baye assistance médicale bokk na ci ay objectif am mooy mu sensibiliser la population sur le plan sanitaire yenn feebar yi comme ni nga ko waxee yenn maladie chronique yi feebar yoo xam ne du wàllaate ak feebar yi nga xam ne nii day wàllaate bu mel ni coronavirus ñu sensibiliser nit ñi wax leen nan la ñuy def ba moytu ko donc coronavirus ba mu ñëwee ba léegi ñu ngi continuer suñu activité ci loolu noonu donc activité yi nga xam ne dañ ko daan def à Dakar daanaka yëpp arrêté nañ ko léegi suñu activité yëpp ñu ngi ko jëmale ci xeex coronavirus ak sensibiliser population bi wax leen lan mooy coronavirus nan lañ koy moytoo ndax loolu mooy suñu objectif donc loolu moo sabab tey ñëw fii tey pour leeral leen feebar bi leeral bi donc day am solo moo tax damay dellu siwaat ci docteur Ngom rek laaj ko feebar boobu nan lay koy transmettre ci askan bi nan lañ ko mën a wàllante nan lay nit ki def ba jot ko gannaaw bi nga xamee lan moo ko indi voilà très bien loolu laaj bu am solo la d'ailleurs laaj boobu dina tax nit ñi xam lan moo tax ñu leen di jox yenn mesures yi di leen wax yenn mesures yooyu sax Assane dina ci ñëwaat ci kanam gën ko leeral mais déjà présent nañ jàpp virus bi fi mu jógee parce que bu njëkk yéen a ngi doon dégg nit ñi di wax ne nañ moytu jur yi feebar bi doomu jàngoro bi ci ay njugub lay jógee waaw ay njugub lay jógee su jógee ci njugub nag dafay jaar ci beneen mala bu ñuy woowee hôte intermédiaire transformé wu avant mu yegg si ci nit ñi su nekkee nag coronavirus yi nga xam ne yàgg nañ leen xam ci àdduna bi ñooñu xamoon nañ fi ñuy jaar mais bii ni nga xam ne bu bees la comme ni ko docteur ñaa waxee dafa bett kon nit ñi amaguñu suffisamment ay argument pour xam ni ci jur bi lay jaar am nañ ay njort nag am nañ ay njort ci yenn jur yi mais lay ragul foofu question sans réponse la ci OMS wax maanaam xamagul exactement fan lay jaar mais xam nañ ne su jógee ci jur boobu il faut nit ki day lekk yàpp bi jëlee ci doomu jàngoro bi wala boog nit ki laal produit yoo xam ne ci jur googu la jógee pour mu am ko su ko nit ki xësee am nag moom mooy wàllu ñeneen ñi te foofu lañ toll ci épidémie bi nekkatul épidémie boo xam ne wala pandémie boo xam ne jur yi ñoo koy jox nit ñi mais jóge na ci jur yi ba yegsi na ci nit ñi léegi nag li ci ëpp yëpp nit ki dafay sëqat wala mu tichooli microbe bi génn keneen nooyi ko wala boog mu dal fenn keneen laal foofu laal fenn ci yaramam jëlee foofu daamu jàngoro bi kon noonu lay wàllaatee mais dafa nekk transmission boo xam ne type gouttelette la maanaam ci transmission yi nga xam ne feebar yi nga xam ne mën nañ jaar ci fi nit ki di nooyee dafa bëri ay façon am na yi ñuy wax transmission type air
maanaam nit ki microbe bi mën na des ci ngelaw bi lu yàgg avant nga ko fay fekk mais bii ne ay gouttelettes la ay particules la dafa diis ba tax na nit ki su sëqatee wala mu tichooli microbe bi su génnee rek dafay wadd ci distance su moyen d'1 mètre avant mu yegg 1 mètre dafay wadd léegi nag su dee nit ki dafa jege nit ki torop waxtu bi muy sëqat wala muy tichooli matul 1 mètre moom mën na koo nooy waale jëlee ko foofu su nekkee nag ne sori na ko mën na ñëw laal benn surface boo xam ne microbe baa nga fa woon laal fenn ci yaramam lu mel ni bakkan bi wala bët bi wala gémmiñ gi jëlee ko ci kon principalement daal noonu la feebar bi di wàllaate kon Assane Thiam loolu moo tax gars yi di moytandiku gars yi ñiy laal kanam yeeg ak yenn matuwaay yi nga xam ne déjà kilifa yi ñu ngi koy jël ngir fàggandiku bi mu mel ni kon moyen de prévention yi bëri na tey boo doon wax askan mi nees mën a def ba fàggandiku ci feebar bi ci période bi. d'accord sëñ Sarr jërëjëf. li nga posé lu am solo la ndax fii nii pour lu ñu mën a prévenir gars yi. yomb na laa mën a wax suñ koy jëfee. di raxas suñuy loxo suñu génnee. am na ci solo lool. suñu duggee ci wanag bi bu ñu génnee ñu raxas suñuy loxo. bu ñu tisoolee ñu jël suñu loxo conc bi ñu baare micro bi nag micro bi puisque si air bi mën na par gouttelette nga koy jotee kon ñu baare ko dina baax wala nga jël mouchoir booy tisooli nga def ko sa bakkan soo paree nga sànni ko si poubelle loolu dina ci am solo aussi tamit ñu wàññiwaat saafante bi nuyoo bi. waaw gars yi dañu bëgg nuyoo trop. waaw nuyoo bi asalaamaaleykum rek doy na ci nuyoo. waaye joxe loxo wala yenn xew-xewaan ñu wàññi ko. mais surtout aussi puisque fii Medina Baye la parce que bëri na ay daara bëri na lépp dañuy viser aussi ci daara yi xale yi fu nekk dañuy dugg suñu ñëwee bala ñuy def dara bu ñu mënee raxas seen loxo wala suñu amee. gel hydroalcoolique dina ci baax aussi ak aussi leneen comme en général parce que moo am ci kër yëpp mën nay wax ne comme bu ñuy raxasu dañuy def benn boor la ñëpp dugal seen loxo aussi loolu tamit suñ ko mënee éviter dina gën ngay raxasu yow kenn ñu jël sata la ñu defal la nga raxasu ba mu set dina gën mais bu nekkee da nga ñëw jël sa loxo def ko ci ndox bi raxasu ñëpp ñëw raxasu aussi loolu problème la si gàttal daal bu ñu mën set daal suñ ko mënee def moo mën a gën ci lépp loolu daal la cet moo gën ci lépp parce que li nga wax loolu si raxasu bi dafa am solo ndax gars yi bari dañuy foog ne raxasu rek docteur mooy ñëw raxasu nii mais raxasu individuellement bi tamit loolu tamit am na solo sëñ Thiam Assane ñuy fàttali auditeur ñu ngi dalal waa BAM Baye assistance médicale nga xam ne donc kuréel gu mag la fii ci Sénégal waaye tamit rawatina ci Saloum Medina Baye di taxaw askan wi ci lépp loo xam ne jëm na ci seen wàllum wér-gu-yaram docteur Moustapha Niang tey ñu ngi wax ci Sénégal ne cas yi mu ngi yokk ñu ngi ci li nga xam ne moo di 112 cas encore sous traitement 130 cas déclarés positifs 18 guéris mbir mi jaaxal na la wala mbir mi am nañ ci mën a am yaakaar ne dina wàññeeku wala. waaw merci beaucoup sëriñ bi comme ni nga ko waxee feebar bi moom dañul di gën a am ampleur ndax bés bu set rek li ñuy constaté mooy nombre de cas yi mi ngi yokk mu nekk loo xam ne ni jaaxal na nit ñi mais comme ni ñu ko waxee rek jaaxal na àdduna bi yëpp ni muy yokkoo d'autant plus que ñun dañoo dëkk foo xam ne ni dañuy dajaloo. dañuy mbooloo te gis nañu loolu daf koy yokk. boo xoolee tubaab yi instant yi dem nañ ba yegg ci li ñuy wax confinement. confinement total maytuñ kenn nga génn. lu dul dem jëndi garab maanaam lu jëm ci wàllu garab wala nga dem jëndi loo lekk. mais bu dul loolu kenn amul autorisation génn ndax dañoo dem ba constaté ne génn bi ak dajaloo bi mooy gën a yokk feebar bi. dajaloo saafuwante nuyuwante joxe loxo def mbooloo xam nga loolu moo tax bu ñu ko wàññee rek. vraiment feebar bi dina gën a wàññeeku je pense que Sénégal mesures yu ñu jël nii am na solo trop muy tëj yi ñu tëj aéroport bi benn avion mënatul dem benn avion mënatul dikk avion yi transporte ay nit donc arrêter aussi déplacement nit ñi entre région ak région je pense que loolu mesures yu am solo la ndax ñu mën a wàññee dajaloo nit ñi rek mën nañu gën a wàññi feebar bi mais fekk nit ñi ngi dajaloo rek feebar bi day yokk donc kon ñi ngi am yaakaar ginnaaw bi nga xam ne ni état bi jël na yenn mesures yi population bi aussi ñu ngi leen di ñaax ñu gën ci ànd ak état bi ndax mesures yooyu ñu jël pour population bi la du pour état bi donc ñu ngi ci am yaakaar ne buñ ko respecté rek yàlla mën na ci defal saafara. Au-delà de ces mesures aujourd'hui ñu ngi ci lutte bi ku si nekk ci def ci côté bi nga mënee di si jàpp
yéen tey ñëw ngeen sur le terrain ngeen a jóge ngeen Dakar am na ñu jógee ci yeneen gox yi seen taxawaay directement ci askan wi wala nes mën a def yéen seen ban stratégie ngeen doxal jamono ji pour mën a participer à l'effort de guerre puisque on est dans une guerre comme nu koy gars yi di waxee fu mu toll nii feebaru bi ñëpp la sonal seen soobu ci mbir mi nan lay demee waaw jërëjëf ci question bi yaakaar naa comme ni ma la ko waxee au début rek Baye assistance médicale bokk na ci ay objectifs am mu gën a sensibiliser population bi faj leen ba pare mais sensibiliser leen pour ñu moytu ndax bala ngaa faj sax nit ki bala ngaa faj am na moytu yoo xam ne boo ko defee sax mën ngaa bañ a feebar donc moo tax ñun dañuy agir ci ñaar yëpp ki nga xam ne feebar na ba pare lu ñu mën a def ci dimbali ko am wér-gu-yaram dinañ ko def mais ki nga xam ne tamit feebaragul ñu wax ko ne ko lii ak lii ak lii soo ko defee yàlla mën na laa dimbale ba doo am feebar bi comme ni ñu ko waxee ci début bi feebar bi dafa nekk loo xam ne dafa bett àdduna bi ndax feebar bu mas a ñëw tey yi ngay dégg yëpp sida tuberculose nangam feebar yooyu yëpp ñu ngi ci liggéey di ut saafara mais bii dafa bett nit ñi ni bettee nit ñi loolu moo tax mu xaw a am ampleur mu xaw a gagné xaw a dominer àdduna bi tuuti mais terewul borom xam-xam yi ñu ngi ciy ñëw ñu ngi ciy def ay gëstu loolu dinañ ci ñëwaat ci suñu côté Baye assistance médicale taxaw nañ pour def vraiment ay sensibilisation amoon nañ ay programme yu bëri yoo xam ne dañ ko taxawaloon pour dem def ay porte à porte dem seeti nit ñi mais comme que rassemblement léegi dañ ko aay mënatul nekk moo tax yenn activités wàññi nañ ko mais prévoir nañ def ay activités dem seeti daara yi nga xam ne ni ñu ngi ci dëkk bi wan leen nan la ñuy raxasee seen yaram nan la ñuy toppatooyee seen yaram nan la ñuy def ba moytu feebar bi loolu je pense que prévoir nañ ko beneen aspect bi ñuy agir mooy sensibilisation via les médias je pense que loolu mooy li gën a am solo li nga xam ne ni mën nañ ko def te du jël temps du ñu yàqal lu bëri donc loolu moo tax tey ñu ñëw fi nii Alfayda am nañ programme yu bëri yoo xam ne pour sensibiliser les populations à travers les médias. docteur Malick Ngom mbir moom loo ci yokk parce que ñun dañuy soxla tey ay ñu bëree bëri ay acteurs ñuy intervenir ci xeex bi mais d'une manière directe dem ci askan bi peut-être expliquer leen les enjeux waxtaan ak ñoom c'est vrai rassemblement yi dañ koy éviter mais kana au-delà de ces stratégie ngeen prévoir ak yooyu yëpp da ngeen pare tamit dem ci yenn secteurs yi dem marché wala yooyu puisque sax marché yi léegi wàññi nañu horaire yeeg yooyu dem directement ci ñoom waxtaan ak ñoom pour davantage les sensibiliser. Oui effectivement comme ni ko docteur ñaa waxee en fait am na stratégie boo xam ne jëloon nañ ko dès le début mais par la suite dañ ko changé par rapport ak contexte bi waaw parce que li ñu bëgg mooy defar li ñu bëgg mooy wér-gu-yaramu askan wi mais puisque pandémie bi dafa jël beneen allure moom moo tax ñuy moytu yeneen yi parce que virus bi comme ni ñu koy waxee nekkul loo xam ne moom mooy dox nit ñi a koy yóbbu puisque nag nit ñee ko yóbbu moom moo tax ñu éviter déplacement yi éviter fekk nit ñi moo tax lii ni benn la ci objectif u BAM yi nga xam ne dinañ nekk à distance ak nit ñi mais di leen sensibiliser te d'ailleurs même ci réseaux sociaux yi nga xam ne ay WhatsApp la Facebook BAM moo ngi ciy def ay liggéey yu am solo di jël ay spot di ko diffuser di ko jox waa groupe bi ñu koy séddoo di def ay photo di def ay message yu sensibilisation parce que comme ni ma la ko waxee woon léegi rek comme virus bi moom nit ñi ñoo koy joxante seen biir dañuy éviter bañ a jegelante pour éviter loolu nag moom moo tax BAM bàyyi sensibilisation yi mu waajoon porte à porte mais accès ko léegi ci réseaux sociaux yi parce que tournure bi feebar bi dañoo nekk foo xam ne lenn lañ bëgg mooy fexe ba ku nekk ci askan wi foo mën a toll nga mën a xam ni nga war a moytoo jàpp naa ni ñëpp suñ xamee loolu rek dina tax ba épidémie bi mën a taxaw. Aujourd'hui ñu ngi wax coronavirus ñii di wax transmission bi docteur ñii di wax signes yi les signes de la maladie à coronavirus aujourd'hui soxla nañ ñu xam ko kan moo ko yor nuñ ko mën a xàmmee parce qu'on parle beaucoup de concepts ak de termes yoo xam ne c'est très technique ay isolement mi en quarantaine mi yooyu noonu des na ci ñëwaat bu baax a baax mais aujourd'hui li ñu soxal mooy les signes signes yi nga xam ne moom lañ mën a ràññee ne kii dafa yor feebar bi wala yoru waaw bon am na ay signes yoo xam ne mën na tax ñu njort feebar bi moom la ñuy woowee les cas suspects waaw mais dafa nekk loo xam ne dafay évoluer par rapport ak épidémie bi parce que feebar bi mu njëkkee ñëw feeñ Chine dañoo xool ñi ko njëkk a présenté yan signes yan symptômes lañ doon présenté le plus souvent mais li ëppoon ci nit ñi yaram bu tàng la ñuy am ñenn ñi di sëqat ñenn ñi di am ay ticholi am ñoo xam ne li ñuy yëg métit ci baat bi souvent sëqat bu wow lay doon nit ki su sëqatee dara du ñëw ñenn ñi day tax ñuy fàtt gaaw a sonn ñenn ñi seen yaram dafay taayal
waaw ñoo xam ne ay méttitu yaram la leen di dikkee. loolu daal mooy signes yi nga xam ne moom lañ gënoon gis ci askan wi. ce qui veut dire que kon gis nañ ne am na feebar yu bëri yoo xam ne dinañ manifester woo noonu muy yaram buy tàng muy sëqët muy tichooli muy yaram buy métti yaram buy taayal. kon loolu ak ay méttitu baat. pour bi di métti loolu am na lu bëri lu ko mën a expliquer moo tax nag le 27 février OMS organisation mondiale de la santé defoon li ñu woowee définition de cas. moom mooy tax ngeen di dégg fan yi waa ministère di wax cas suspect. cas contact cas confirmé. tout à fait voilà léegi loolu dafay tax rek ñu xool nit ñi nga xam ne dañoo am signe yooyu est-ce que réellement loolooy seen si feebar bi lañ njort ne moom lañ am. wala boog leneen moo nekk ci suuf. suñ jëlee tey cas suspect. maanaam suñ ko waxee ci olof mooy ki nga xam ne dañoo njort ne am na feebar bi dafay am signes yi comme ni ma ko waxee léegi. yi ci ëpp mooy yaram buy tàng muy sëqët. wala muy tichooli wala muy gaaw a sonn. am signes yooyu ba pare gisuñ leneen lu ko mën a expliquer. parce que yaram buy tàng sibiru mën na ko expliquer. tuberculose mën na ko expliquer leneen mën na ko expliquer. mais waa kër docteur dañ leen wax ni nit ki soo amee signes yooyu si ñu feebar bi ba pare gisuñ leneen lu war a mën a expliquer loolu ba pare mu nekk koo xam ne ci fukki fan ak ñeent yi weesu. dafa nekkoon ci dëkk boo xam ne feebar baa ngi foofu te nit ñaa ngi koy wàllante. ñu koy woowee transmission locale. kon moo taxoon nga doon dégg ñuy laaj te nit ki fan la jógee. tant que jógewul foo xam ne feebar bi def fa am rek duñ ko considérer comme cas suspect. mais nag fan yii définition bi dafa commencer évoluer. le fait que y a une transmission communautaire. ñu waxee transmission communautaire mooy dafa am ñoo xam ne gis nañ ne ñoo ngi am feebar bi te xool nañ gisuñu ci kan lañ ko war a jëlee. ce qui veut dire que kii leen ko jox gisaguñ ko mu ngi ci biir askan wi. comme noonu la nag moom moo tax am na yu bëri yoo xam ne commencé na changer. peut-être fii ak ay fan waa ministère dinañ ko leeral. te toujours du benn définition bi deuxième bi dafa wax ne nit ki su amee signes yi ba pare nekkoon ci fukki fan ak ñeent yi weesu ak koo xam ne dañ ko dépister ba mu positif. waaw maanaam nit ki nekkoon na ak kenn mu am signes yi moom am na signes yi mais ki mu nekkaloon dafa am feebar bi. kooku dañ koy considérer comme cas suspect. ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa am signes yi mu sonal ko ba laaj ñu war ko téye hôpital. te gisuñu leneen lu ko war a expliquer. ñetti yooyu moom mooy cas suspect mooy ki nga xam ne dañoo njort ne dafa am feebar bi. docteur Malick Ngom médecin nekk sa service maladie infectieuse hôpital El Hadji Ibrahima Niass sëñ Thiam Assane tey ñu ngi wax ci prévention yi askan bi moom xam naa tegtal yi wax nañ ko ci rajo yi wax ko fu nekk nit ñaa ngi koy jéem a def di ko respecter jël nañ ay mesures tamit na leen. des leen ci seen biir kër yi restez chez vous. est-ce que stratégie boobu tamit gis nga ne loolu mën nañu dimbale ak wàññi déplacement yi comme ni ko ñaari docteurs yi waxee sànq yooyu mën na dimbale ñu wàññi feebar bi wala contact yi évoluer. merci damay àddoo fu Malick daanelee ci signes yi. pour ci prévention bi rek boo amee signes yooyu li gën pour nga bañ a wàll waa askan bi toogal sa kër. nga oo kër docteur ci numéro bu ministère de la santé jox. ñoom ñu mën a def seen matukaay. 800 00 50 50 wala nga woote ci 15 15. wala yeneen numéro yi nga xam ne ñooy kër docteur yi ak kilifa yi nekk fii ci Kaolack. bisimilah. boo signes yooyu boo ko jotee rek soo wootee ñuy ñëw ñu xool boo ko amee nag waxuñ ne moom nga am mais dañoo njort ni ko Malick waxee. oui. waaw si loolu des seen kër moom loolu moom yaakaar naa ne ñëpp war nañ ko xam. bu feebar bi bu baree feebar bi moom demul fenn nit ñi ñoo koy yóbbu. kon boo desee sa kër loolu saafara la mën a doon wax naa ne état d'urgence bi ak couvre-feu bi métti na certes mais nit ñi doxoon ba tasaare feebar bi dafay gën a métti ci askan bi. parce que ñun nu ñu bindoowe tey boo ko amee fii mën ngaa dem kër diw jox ko ñooñu mu jokk jorondool dafay métti aussi moo wax ci côté. jigéen ñi war na lor jigéen ñi nga xam ne ñoom dañu femme enceinte yi. oui. instant bi déjà rek ñoom bu ñu ëmbee rek ñoom seen immunité day wàññeeku déjà. parce que fœtus bi dañ koy considérer comme corps étranger. donc foofu seen organisme pour ñu mën a lutter contre un kii day métti. donc lu ñu mën a wax ñoom tamit toog ci kër gi war na leen. bu ñu gisee lu ñu xamul ñu woote mais bu ñu génn parce que ñaar la ñoom la ak doom bi. léegi ñoom bu ñu amee virus bi day métti kenn mënagut wax ne lii mooy dal doom ji wala laa mooy dal yaay ji. wala yaay ji yu nàmpal lii moo koy dal. lu ci am solo daal moo ñu toog ci kër yi. toog ci kër yi moytu digal yi ministère de la santé wax ñu toppatoo ko di ko jëfee.
su ko defee yàlla dinañu dimbali incha allah feebar bi gaaw jógee fii. waaw loolu lay ñëpp ñaan mu jógee fii dem dakk fépp ci àdduna bi ndax gis nañ conséquences yi nga xam ne déjà indil na ko askan wi muy feebar bi di coronavirus. donc ñuy dalal docteur Moustapha Niang pharmacien président BAM Baye assistance médicale waaye tamit docteur Malick Ngom médecin nekk tamit foofu la ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass waaye Assane Thiam mu doon addu doon ab infirmier. sëñ Niang Moustapha docteur tey ñu ngi wax ab xeet goo xam ne wala sax ab jumtukaay wala médicament boo xam ne nee nañ mën nañ ko fajee li nga xam ne mooy di feebar bi à travers Didier Raoult nga xam ne moom moo di concepteur bi wala moom moo ko théorisé. gis nañ professeur Seydi wax na ci ne loolu solution la et ces résultats sont encourageants. yéen ay docteur ngeen tey am nga yaakaar ne niwaakin bi nga xam ne bu njëkk yenn suñu mbokk yi sax dañ ko daan daw mën na solutionner cette pandémie. waaw merci beaucoup sëñ bi comme nu ko boroom xam-xam yi di waxee donc ba léegi nii mënuguñoo wax ne lii mooy traité pandémie bi mais terewul ne boroom xam-xam yi ñu ngi ciy gëstu bu baax a baax a baax. ñu ngi def ay gëstu bu baax a baax a baax kon ni ma ko waxee woon rek feebar bi daf ñoo bett. léegi mais malgré loolu gars yi ngi ci liggéey bu baax a baax pour jëm ko faj. instant yi ñi nga xam ne ni am nañ ko li ñu leen gën a defal rek mooy traitement symptomatique bu fekkee dafa yaram bi dafa tàng ñu jox la lii dindi tàngoor yaram bi. bu dee dafa ànd ak ay saqat ak ay soj ay problème mu dënn ñu jox la loo xam dina corriger loolu la ñuy wax traitement symptomatique mais terewul ne ba léegi nii borom xam-xam yi ñu ngi ciy def ay études yoo xam ne nii vraiment ay essais cliniques yoo xam ne commencé nañ ko donc je pense que mi ngi avancé bu baax a baax bala maa ñëw ci chloroquine bi damay ñëw ci essais yi nga xam ne nii ñu ngi koy def ci àdduna bi. am na essai clinique boo xam ne nii commencé nañ ko waa Pasteur ñoo koy def donc mu nekk essai clinique boo xam ne essai clinique bu mag la donc dañuy comparer ay quelques combinaisons thérapeutiques lu ci mel ne remdesivir du benn antiviral boo xam ne dañ ko doon utiliser contre Ebola ak lopinavir antiviral boo xam ne dañ koy utiliser contre le VIH ak beneen combinaison boo xam ne lopinavir le plus interféron donc ñu ngi koy testé te loolu ñu ngi koy jox lu tolloog 3200 patients maanaam ñetti junni ak ñaar téeméeri ay patients yoo xam ne ni am nañ coronavirus nekk fële ca diwaanu France donc ñu ngi koy testé ñu ngi xaar résultats yi am na benn essai clinique boo xam ne mi ngi tudd essai Discovery ñu ngi koy def aussi fële ca France le 23 mars la commencé boobu tamit ça concerne 800 patients yoo xam ne ni ay français lañ am nañ coronavirus ñu ngi testé xool ba xam lan lay joxe. am na aussi ay sérum yu ñuy utiliser chez les personnes âgées ay sérum yoo xam ne ñu ngi koy testé pour xool ko am na tamit lu ñuy wax vaccin lu ci mel ni vaccin yoo xam ne ni États-Unis ñu ngi koy xool ak waa Allemagne donc ñoom aussi ñu ngi ci avancé mais boo xoolee vaccin balañ ko mën a officialiser balañ ko mën a jox askan wi da nekk loo xam ne lu yàgg mën naa jël sax ba benn at te je pense que loolu mënuguñ ko xaar donc loolu moo tax comme ni nga ko waxee ci début professeur Raoult def benn étude boo xam ne ni mi ngi ko defoon ci le 25 février 2020 wax ne moom def na benn constat gis na ne chloroquine mën naa faj coronavirus ndax moom essayé na ko def na ko ay patients yoo xam ne nii dafa jël benn lot de patients boo xam ne nii mu jox leen chloroquine mu am 75% ñoo xam ne wér nañ mu jël beneen lot boo xam ne ni joxu leen dara mais ci biir lot boobu téeméer boo jël fukk yi kese ñoo wér donc boo comparé loolu da nga xam ne am na solo ñu ngi ko njëkk a jox téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróomi bañ jëlee chloroquine bi ñoom wér nañ beneen lot bi moom joxu leen dara téeméer boo jël fukk yi rek ñoo wér pour wax ne garab gi feebar bi tamit bu dalee nit ki mën naa wér mën naa am guérison lañu comme ni ñu ko waxee la règle mooy guérison mais exception mooy mu rey la mu rey nit ki donc même bu jëlul dara mën naa wér loolu moo tax ba mu jëlee téeméer yoo xam ne joxu leen dara dafa gis ne fukk yi wér nañ donc loolu moo tax nit ñi commencé wax chloroquine bi coowal chloroquine bi mais dafa nekk garab goo xam ne ni garab guñ xamoon la dañ ko daan fajee sibiru professeur Raoult rek defaat na beneen étude boo xam ne nii ci chloroquine beneen essai boo xam ne nii def na ko boobu 80 patients la jël maanaam juróom-ñett fukki patients yoo xam ne nii dañu am feebar bi mu testé hydroxychloroquine jox ko patients yi donc hydroxychloroquine mais terewul taxul ñu wax ne instant ni validé wala officialisé ne chloroquine bi tey ñëpp mën nañ ko jël donc ñu ngi ci gëstu yi am na ñu wax ne ñoom dalagul seen xel nañ xaar
yeneen essais yi gën a avancé am na ñu wax ne instant yii nii moom ñu ngi koy joxe ba boo xoolee sax professeur Seydi mu wax na ne commencé nañ ko joxe. am na patients yu nekk Sénégal yoo xam ne nii ñu ngi leen koy jox. léegi ci étude bu bees bi nga xam ne nii rawul ñëw na ci donc ndax première étude bi ku ne xam na ne dañ koo critiqué woon bu baax a baax mais moom terewul mi ngi jàpp ba léegi mi ngi continuer donc wax professeur Raoul wax na ne résultat étude bu bees bi vraiment gis na efficacité bi ak pertinence l'association hydroxychloroquine ak azithromycine donc ñaari molécules yooyu la doon tesawaat donc bañ joxee ñaari molécules yooyu gis nañ ne carrément am na ay amélioration bu baax a baax par rapport ak patients yi nga xam ne jox na leen ko donc au total mi ngi amoon 80 patients yoo xam ne am nañ coronavirus donc ñi ngi âgé de 18 à 88 ans ci patients yi noonu bañ jëlee plaquenil maanaam hydroxychloroquine associé à l'azithromycine gis nañ ne am na testé nañ dans le cadre de l'essai clinique européen Discovery donc résultat yi war na selon professeur Raoul nee na 78 des patients 78 yi ñoom am nañ benn amélioration clinique 80 la amoon mais kan mu ngi xaw a kii daal 80 la jëloon jox leen traitement yi mais gis nañ ne 78 yi ñoom ñu ngi gën a tane bu baax a baax benn patient moom moo xam ne 86 ans la amoon moo ci ñàkk bakkanam ak keneen koo xam ne 74 ans la am ba léegi mi ngi am cas grave pour wane na vraiment chloroquine bi am na solo mi ngi wane ay résultats bu baax a baax yoo xam ne ni satisfaire na nit ñi ba boo xoolee sax am na benn collaborateur docteur Raoul mi ngi wax ne nit ñi feneen la ñu gën a déyee que Marseille ndax ñoom ñi ngi adopté traitement bi mais am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi koy adopté guñ ko ba léegi ñu ngi jiix jaaxam moo tax mi tooñ sax ne boo xoolee malade yi nekk ci yeneen gox yi ñooy gën a déyee que malade Marseille yi ndax ñoom ñu ngi jël chloroquine bi voilà foofu la kii bi toll. Docteur Moustapha Niang pharmacien président BAM Baye assistance médicale docteur Ngom Malick daa am la yokk ci loolu wala à travers li nga xam ne moom la ñuy wax prévention yi déjà autorités yi Sénégal ñu ngi ci matuwaay yi ñu ngi ci lépp loo xam ne mën nañ ko def ba nga xam ne saafara dina am parce que wax naa la sànq na la 18 guéris la ñu am d'après le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr donte sax cas yi mu ngi yokk tey amaat doon nañ ab lu toll ci 11 cas yoo xam ne yokk lim bi ci lu ma la wax sànq 112 cas yoo xam ne ñu ngi sous traitement donc mbir maa ngi yokk waaye am nañuy am na ay donc mën nañu am yaakaar ne davantage bu ñu respecté tegtal yi ak yi nga xam ne moom la kilifa yi di wax mën nañ ci mucc. effectivement loolu dafay laaj rek population bi ñëpp jàpp ci. waaw parce que dafa nekk loo xam ne jour yi di ñëw d'ailleurs docteur Bousso waxoon na ko mi nga xam ne moom mooy diriger centre des opérations d'urgence sanitaire. waxoon na ne nañ xaar ne jour yi di ñëw affaire bi dina yokk. li tax ça se comprend. parce que ki nga xam ne am na ko ñooñu il faut ci entourage mu am ñoo xam ne wàll na leen. moo taxoon muy xaar loolu léegi nag pour éviter. ñi nga xam ne am nañ feebar bi amaat yeneen contact moom moo tax état bi jël ay mesures am waa nit ñi ñu toog benn place waaw traitement bi comme ni ko docteur Niang waxee effectivement chloroquine bi ñoo ngi ciy am yaakaar bu baax mais quoi qu'il en soit prévention bi dara dàq ko. waaw dara dàq ko déjà dañuy wax chaque fois ne mieux vaut prévenir que guérir am na tamit question boo xam ne sénégalais yi dañ koy poser ñu bëri woo nañ ma ci laaj ma ko ne ma waaw man damaa dégg ne Sénégal am na ñu fi wér loolu mënul nekk. parce que nit ñi nee nañ feebar bi amul lu ko faj avant chloroquine bi gars yi di ci wax feebar bi kenn mënu ko faj amul garab ba pare waxaat ne diw wér na loolu nu mu mën a demee effectivement ça se comprend ni ko docteur Niang waxee la maanaam dafa am traitement symptomatique ak traitement étiologique symptomatique mooy nit ki li muy yëg ci yaramam nga jox ko ci ay garab comme ni mu ko waxee bopp bi di métti nga jox ko garab traitement étiologique nag mooy garab bi nga xam ne moom mooy rey doomu jàngoro bi boobu lañ amagul woon léegi am nañ ci yaakaar ak yenn essai clinique yi waaw mais kon suñ déggee nit ñi ñoo ne di wér na effectivement mën na wér sans pour autant sax ñu faj ko parce que yaramu nit am na armée boo xam ne moom moo ñuy aar mën a xeex ak doomu jàngoro yi kon ñu gën a góorgóorlu rek ci mesures yi nga xam ne état bi jël na ko. waaw mesures yi tey dañu gis ne cas communautaire yi sëñ Thiam Assane mu ngi yokk. donc am na ñu bëri ñu mettre en quarantaine parce que cas communautaire yooyu lañ doon ragal mu évoluer cas communautaire yi ndax mën nañ ci mucc wa ilaa mënul dem ba indi ñi parce que cas importé yi déjà à travers nos frontières tëj nañ jël nañ ay mesures arrêté dakkal ak yëpp. mais cas communautaire yi tiitoo ci mu yokk ak ban message nga ciy lancé way. jërëjëf Cheikh Sarr waaw cas communautaire lu ma wax rek xëy na waxoon naa ko sama njëlbeen dama koy bamtuwaat bu nit ñi toogee seen kër yi moytu xew yi moytu li ministère de la santé wax ñu jëfee ko
gëm naa ne mën nañ see mucc xam nga bu kenn demul fenn ku nekk toog fi nga war a toog gëm naa ne feebar bi du propagé wu. mais si loolu Moustapha wax na ci chloroquine bi wax ju am solo mais aussi am na loo xam ne ñu yee ci waa askan bi bu ñu déggee ne chloroquine bi day faj. ñu jël ko à l'avance mu nekk kii nii. pour automédication pharmacie dem ci naan demal jënd Newakin demal ci. waaw pour automédication. ñu moytu ko aussi. lu am solo la. instant bi dañoo def ay essais cliniques rek waxuñ ne da koy prévenir xamaguñ prévention am ndéet. kon nag nit ñi nañ moytu dem si pharmacie wala ñaan jaay ma Newakin fekk ko du loolu. loolu aussi tamit précision de taille la. pour ñu ba ci xel. sëñ Thiam Assane nekk wax na nekk lu am solo wax classe ku mel ni Waly suñu technicien dañuy dëgër fi dañuy toog dégg benn garab rek dëgër fi ne Newakin de moom day faj lii nga dem ci pharmacien bëgg a jënd chloroquine te amoo ci sax li nga xam ne moo di prescription à travers ordonnance bi nga xam ne ku mel ni docteur Mohamed bindal na la ko wala docteur keneen. donc yooyu da ci am solo. donc kon jamono ji nañu moytu def li ñuy wax automédication waaye dégg benn garab rek ne lii baax na moo faj kii rek nga ne dana ko faj. nañu respecté li nga xam ne mooy tegtali yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko muy wàllum cet geeg yëpp. waaye tamit consignes yi ñu joxe tey ñu ngi wax docteur Niang Moustapha def nañ couvre-feu ñu ngi wax état d'urgence am na sax dëkk yoo xam ne dañ ne confinement boo ko doon tiima leeral est-ce que mooy solution parce que ñu bëri ci réew yi dafa mel ni ñoom dañu jàpp ne confinement bi est la solution pour que ñu mën a régler mbir mi. waaw jërëjëf sëñ Cheikh merci beaucoup laaj bi am na solo je pense que comme nu ma ko waxee woon. confinement dañu dem ba seetlu ne feebar bi docteur Ngom ñëw na ci. donc dajaloo bi nit ñi di def comme que ni muy wàllaatee ci ay guddeel la comme nit koo xam ne am na feebar bi mu tisoole wala mu sëqat am ay topp ndox. yu jugee ci gémmiñam gi dal ci nit ki nga xam ne den naag moom loolu daf koy joxe bu fekkee mu distance am ak nit ki feebar matul 1 mètre ndox moom di jugee ci gémmiñam mën naa laal ki nga xam ne dara jotu ko boobaa daf koy dal day feebar wala moom mu laal gémmiñam ki feebar laal gémmiñam laal bakkanam laal benn surface bàyyi fa germe yi yow nga ñëw laal ko. mën na la ko jox. loolu moo tax ñiy wax ne nañ soriwante lu matul 1 mètre. docteur Ngom ñëw lu ëpp 1 mètre docteur Ngom ñëw na ci bu fekkee waa ji am feebar bi tisooli na nga yow nga sori ko 1 mètre virus bi balaa yegsi ci nit kooku noonu day wàdd ci suuf. léegi nag comme que xamuñ kan moo ko yor xamuñ kan moo ko yorul la seule solution mooy ñu bañ a dajaloo ñu bañ a génn. dama koy wax souvent boo xoolee tubaab yi dem nañ ba lépp loo xam ne ni dajee la ñu ko doon def arrêté nañ ko ba si seen sport yi Ligue des champions yi seen match de football yi seen festival yi lépp loo xam ne da doon dajale ay nit rek arrêté nañ ko te loolu ay milliards lañ ci doon gagné donc bu ñu demee ba nga xam ne nii bàyyi nañ xaalis boobu gisatuñ xaalis boobu mais gis nañ ne seen wér-gu-yaram askan moo leen gën a ñor moo tax ñu arrêté regroupement yoo noonu donc gis nañ ne aussi Italie bi nga xam ne nii tey cas yi mi ngi yokk au début jëlutoon affaire bi au sérieux ba ñu waxee ne confinement na ku nekk toog ñoom jëluñ ko au sérieux loolu moo tax ñu borom xam-xam yi ne cas yi tey loolu moo tax mu yokk fa mais dëkk yi nga xam ne tey lu mel ni Corée du Sud au début dañoo teel def confinement teel a jël ay mesures strictes gis nañ ne ba tey feebar yi taxul mu développé noonu donc kon Sénégal fii nii buñ waxee couvre-feu ak bu ñu waxee kii nii sanitaire état d'urgence sanitaire je pense que lu am solo la pour wàññi feebar bi bien vrai que chaque jour ñi ngi génn ñi ngi dem marché ñi ngi dajaloo mais dina wàññi feebar bi loolu moo tax aussi ñu ne nañu wàññi fépp foo xam ne ay nit dañ fee dajaloo lu ci mel ni ci jumaa yi lu ci mel ni ci marché yi lu ci mel ni ci oto yi loolu mën na ko wàññi bu baax a baax donc maa ngi woo nit ñi ñu gën a comprendre loolu gën a xam ne bu ñu ko defee pour askan bi la du pour état bi ndax tey Europe fu ñu toll ci wàllu wér-gu-yaram bu ñu demee ba feebar bi ëpp leen loxo te ñoom ñoo ñu ëpp doole téeméeri junne yoon li ñu am ci ay lii li ñu am ci ay soins intenses yooyu bërëbu fajukaay ñun amuñ sax xaajaat bi te ñoom instant yi ëpp na leen loxo donc loolu moo tax nañ gën a jël suñu matuwaay lépp loo xam ne nii ñu jiite wér-gu-yaram wax nañ ne nañ ko def nañ wàññi dajaloo bi nañ wàññi kii bi nañ ko def parce que suñ ko deful confinement total ci lañ jëm ñaanuma ko yàlla bu feebar bi wàññeekuwul nit ñi dañuy wax ne bu kenn génnati nag ku ne toog sa kër te ku ne xam na ne loolu métti na ndax fii am na ñoo xam ne tey ay góorgóorlu lañ dañuy xëy dem uti pour soog a mën a ñëw am luñ togg bés bu ñu demee ba ne bu kenn génnati sa kër dina métti bu baax a baax te ñaanuma yàlla ñu yegg foofu donc maa ngi gën a ñaax askan wi ñu gën a respecter les mesures di raxasoog saabu comme na ko sëñ Assane waxee fu ñu toll di raxasoog saabu
ut ay gel hydroalcoolique te raxasoo bàyyi joxo loxo bi képp ku la jox loxo taalal ko sa ñaari loxo bul ku la jox loxo bu ko jël dañ bàyyi joxo loxo bi. ensuite ñi nga wax ci affaire masque yi tamit ñu ngi ciy leeral. borom xam-xam yi dañoo wax ne. masque bi képp koo xam ne feebaroo jërul nga koy takk ki nga xam ne ni dafa feebar moom moo ko war a takk ndax dañuy bañ mu tisooli wala mu sëqat toq yi génn ci yaramam dem feneen. ak ki nga xam ne nii ñi nga xam ne ñooy la personnel soignant ñi nga xam ne tey ñoom ñooy faj. ñoom dañoo war a takk masque. léegi nag bu ñu demee ba askan bi ku nekk rek jënd masque takk docteur yi tey ba suñ ko soxlaa dañu am problème donc dañ ko war a bàyyi pour docteur yi képp koo xam ne ni yow amoo feebar bi yow mi nga xam ne ni amoo ko war a koo takk. gel hydroalcoolique aussi loolu moom ku ne mën na ko am di raxasu ak gants yi tamit li ma wax ci masque yi laay wax ci gants yi dangay gis nit ñi tey ku nekk yaa ngi jënd ay gants di ko sol à longueur de journée amul sens gants bi tey yaa ngi ko sol laal fii yaa ngi déposé yaa ngi jël germe yi teg fii jëlaat teg fii personnel soignant sax bi sol gants tey da koy sol def benn soin def benn geste dindi ko dem raxasu bu waree defaa beneen jël mais yow da nga gis koo xam ne si suba ba guddi benn paire gants sol ak masque yi personnel soignant bi masque yi 3 heures temps wala 4 heures temps la koy sol dindi ko defaat beneen donc loolu tamit mën naa yokk feebar bi comme ni nga waxee feebar bi demul fenn nit ñi ñoo koy transporter donc suñu gën a defaree comportement yi gën a jël mesure d'hygiène yi feebar bi dootu demati fenn comme que faju bi dafa cher foofu laay daan lee faju bi dafa jafe laa bëgg a wax sax dafa jafe li nga xam ne yomb nañu rek mooy mesure d'hygiène yi loolu moom ku ne mën nga ko defar sa bopp faju bi tey hôpital ngay dem ñu ut produit ut nangam mais li nga xam ne yow mën nga ko agir mën nga ci agir yow mooy les mesures d'hygiène. Très bien. Confinement ak yenn ci ay termes yoo xam ne ñu ngi koy utiliser jamono ji ci àdduna wërngal këpp ñëpp ngir mën a fàggandiku ak feebar bi ñuy wax coronavirus à travers by assistance médicale bam ñoom dañuñ di sensibiliser askan wi ngir ñu bàyyi xel ci feebar bi waaye tamit respecter mesures yi nga xam ne moom la tegtal yi kilifa yu jël. Docteur Malick, confinement bi man dama jàpp ne mooy solution bi pour que ñu mën a bàyyiloo xel nit ñi ne dañoo war a moytu lii waaye tamit donte heure yi ñu ngi koy wàññi ci liggéey bi dina impacter négativement mais tey yéen seen taxawaay au-delà de sensibilisation kanaa da ngeen wax askan wi tamit ñu gën a respect des seen kër yi waaye respecter li nga xam ne mooy dogal yi parce que bu ñu demee ci confinement day gën a métti mais xëy na mooy solution bi am na ñu ko wax ci kilifa yi nga xam ne ñooy wéy docteur yi. effectivement xam naa askan wi suñ deful ndànk foofu lañ jëm parce que nguur gi am na ñu ko wër ñoo xam ne ay experts lañ en santé en matière de santé mais comme allure bi ñu am moom suñ deful ndànk rek foofu lañ jëm. parce que comme feebar boo xam ne nit ñee koy joxante seen biir su nit ñi toogul benn place rek ba feebar bi gën a bëri dañuy obligé wu wax nit ñi ku nekk na nga toog fi nga nekk kenn dootul bouger te kon dina métti parce que am na ñu bëri ñoo xam ne suñ yeggee foofu seen dundin dina xaw a métti. te tamit fii nit ñuy interpellé waat média yi. li ngeen di def ni am na solo torop waaye parce que population bi am na yu bëri ñu xamul damay ñëwaat ci masque yi ni ko docteur ñaa waxee soo seetloo am na affiche waa ministère de la santé defoon waa SNAIDS mais affiche yooyu 6 images moo ci nekkoon dafa amoon koo xam ne dafa sol masque malheureusement askan wi comprendre ñu li ñu fa bëggoon wax ñëpp dem soli masque moo tax ñu génnaat beneen affiche boo xam ne juróomi image moo ci nekk ñu dindi masque bi parce que masque boobu masque chirurgical la li ko yëkkati mooy ki nga xam ne dafa feebar ku feebar walu ko sol ndax masque boo xam ne ki ko sol du la aar ku ko sol du ko aar ñeneen ñi ngay aar waaw OMS nee nañ virus bi xaw na rey peut-être n'importe quel masque peut-être mën na koo téye mais loolu yëpp ay njort la ñoom nee nañ ay njort la ndax virus bu bees la lu bëree bëri xamakuñu ko ci te li ëpp ci microbe yi dañuy traverser masque boobu nga xam ne yow mi ko sol masque bi dafay tax ba dara du jóge ci yow jàll ci keneen moom moo tax ñu koy masque chirurgical chirurgien bi looloo tax kiy opérer moom moo gën a tax mu koy sol ba nga xam ne moom dafay aar ki muy opérer dara du jógee ci moom mu lor ko yow mi ko sol nag jàppal ne protégé wu woo ñeneen ñi ngay protéger pour vous dire que pour ñi feebar la te am na leneen lu ko mën a remplacer muy mouchoir yi nee na nit ki suy sëqat na tax mouchoir ci gémmiñ gi su ko defee microbe bi yem ci mouchoir bi mu sànni ko pël nag soo ko waxee ne mouchoir à jeter moom dafay sëqat dugalaat ci poche bi soo sëqatee nag ci mouchoir dugal ci poche bi jàppal ne microbe nga dugalaat sa poche waaw loolu ñu ciy bàyyi xel bu baax masque yi nga xam ne moom mooy protéger nit ñi mooy masque FFP2 FFP3 N95 te masque yooyu waa Kër Docteur ñoo ko soxla te du ñëpp sax waaw ñi nga xam ne dañoo war a jege maladie trop la jàpp naa ne masque yi soo ko jëlee te waroo ko jël da lay exposé maanaam nga ñàkk ko jël moo lay gën a aar nga jël ko parce que su nekkee masque yooyu nit ki mënut ci nooy lu yàgg su dee nag jegewoo malade bi
ki nga xam ne dafa am feebar bi nga sol masque bi dem laal fale masque bi saa yoo ko jëlee sa bakkan yi dañu ñàkk da ngay fàtt da ngay obligé wu di defaraat su yàggee nag yow yaay indi microbe bi alors que soo solutoon masque nit mën na toog journée la mu du laal bakkanam kon ñu def ndànk ci masque yi du pour ñëpp pour ñi nga xam ne dañoo feebar la masque chirurgical yi yeneen masque yi pour personnel de santé yi la mais même ñooñu dañ leen di wax ne suñ waree jege malade bi lu ëpp 1 mètre lu matul 1 mètre su ëppee 1 mètre rek jàppal ne protégé wu nga li des raxasu bi dina ko mottali lépp dina ko mottali loolu la ñuy ñaan yàlla mottali daal lépp ba nga xam ne mbir mi dafay dakk mu jeex fii feebar bi ñuy wax coronavirus sonal ñëpp nga xam ne instant yi tagatem ne na lépp nga xam ne dara doxatul wante sëñ Thiam jamono ji yéen tamit vous êtes vraiment exposé personnel médical bi ñu leen di féliciter ci seen taxawaay instant yi di féliciter ministre bi ñëpp ñu ci xam ne jamono ji ñu ngi def ay tâches yu am solo di sacrifier wu ci pour lépp mën a dem ba mu jugee fii. vous êtes vraiment exposé yéen tamit ndax yéen a ngi bàyyi xel ci seen kaaraange ak seen taxawaay jàppale bi ak famille beeg yooyu yëpp parce que yéen tamit maillon bu am solo ngeen ci lutte bi. sëñ Sarr jërëjëf si li nga wax loolu. parce que jaaxle rek day naan xaaral ma oo docteur Thiam xaaral ma oo docteur Nia wala docteur Ngom. donc moo tax yéen tamit vous êtes vraiment sollicité ci période bi waay. dëgg la li nga wax dëgg la loolu sax damay wax ne bu njëkk ba depuis bu ñu nekkee santé ba léegi dañuy laaj ay questions tout le temps rawatina nag bu ñëwee si coronavirus bi ñu bëri dañ lay woon la man kat dégg naa ndox bu tàng baax na si man kat dégg naa ne laaj baax na si dégg naa yu bëree bëri. après nga expliquer ko ne ko am na loo xam ne xel moo ko. xel du jëriñ lu may xalaat ndox bu tàng boo ko naanee sa put mën na koo irriter te su ko irriter day favoriser virus bi ëllëg bu la duggee. foofu nekk lieu boo xam ne dafay des. aussi sangoo ndox bu tàng bi aussi xam ne ndox bu tàng ku ko sangoo sa yaram lawee ko wala mu. gaaga waaw mu lii. donc daal lu ñu mën a waxaat. lu may wax en résumé ñu góorgóorlu ci mesure préventive bi di raxas sunu loxo suñu génnee bu ñuy saqat. suñu amee musuwaay ñu taf suñu gémmi suñu paree sànni si poubelle suñu tissooli suñu mënee jël suñu conc ñu nëbbu ko baax na suñu amee solution hydroalcoolique aussi ñu koy raay suñu loxo aussi tamit fii kaw la xam ne ku nekk xam ne jakartaay nekk nañ fii te suñu yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ne aaye nañ yenn jege-jegaante yi. dëgg la aaye nañ ñëpp. waaw ay góorgóorlu set ñoo fi nekk mais suñu mënee dindi lu suñu mënee jëfee lu ministère de la santé wax dina gën parce que Jakarta fi mu teg gi ak waa ji matul 1 mètre. dëgg la kon suñu mënee moytu loolu aussi tamit dina baax. sëñ Thiam Assane moom lañ doon teewlu noonu bokk ci kuréel gi ñuy wax Baye assistance médicale ñoom ñooy suñu gan ci Alfayda FM docteur tey am na ñoo xam ne sax ñu ngi am xel ñaar naan mbir mi am na ak amul si seen sensibilisation bi est-ce que yéen a ngi ci bàyyiloo nit ñi xel da ngay toog na est-ce que feebar bi am na sëñ bi daal mbir mi doy na waar loolu tamit nga leeral ci askan bi way monsieur Niang. waaw merci beaucoup sëñ Cheikh laaj bi am na solo ndax ba léegi nii tey ñu ngi gis ay nit yoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñoom gëmuñ na feebar bi am na man am na ñoo xam ne nii gis naa leen ñu ne gëmuñ ko te loolu c'est très grave feebar bu demee ba toll fii tey di rey ay nit ñu baree bari nga taxaw ne man gëwuma ko loolu je pense que mooy yow information yi mu ngi ñëw ci yow mais yaa ko bañ a déglu ndax xam naa ne amul kenn tey kuy nekk ci Sénégal te yëgul feebar bi. wallaay man nga ko yëg ne man gëwuma ko ndax ñi lay wax loolu lépp liñ ciy teg mooy man gisuma koo xam ne ni dal na ko mais évidemment mënoo ko gis ndax ki nga xam ne ni am na feebar bi tey duñ ko exposé duñ ñëw ne kii moo ko am wax turam wax fi mu dëkk li ñuy bañ mooy ñu stigmatiser ko. bu ne diw moo am feebar bi kër diw la dëkk kër googu kenn doo dafa dugg dañ leen di daw dañ leen di moytu. te mën naam sax du ko jar. loolu moo tax ñi nga xam ne am nañ feebar bi duñ leen wane duñ leen wax mais effectivement feebar bi am na je pense que docteur Ngom man na cee ñëwaat ndax moom mi ngi jonjonteeg maladie chaque jour mi ngi am lu am la yegg si na Sénégal chaque jour ministre bi dina taxaw wax nombre de cas yi nga xam ne nii am na donc loolu moom war nañ ko dépasser waratu nekk débat. feebar yi am na wala amul loolu moom c'est pas une question la képp koo xam ne gëmoo ko rek dafa fekk ne da nga ko bëggul a gëm. mais bu deful mesure préventive yi mën nga ko am bu baax a baax. feebar bi pour lu am la. am na donc yow yaa ngi jonganteeg ñi nga xam ne ñoo di yaa nekk ci service maladie infectieuse ci hôpital
foofu dispositif yëpp moom jël nañ ko déjà ñi nga xam ne gëmuñ ñi ngi am xel ñaar tey lan nga leen di wax ci à travers yéen ñi nga xam ne au moins yéen a ngi ci secteur boobu ak ci mbir moomu. waaw mënoon naa comprendre peut-être bi feebar bi di tollu Chine ñuy wax ne feebar bi am na wala amul mais dès l'instant mu yegg si Sénégal bañ jël yenn mesures yi rek nit ñi war nañ xam ne parce que suñ demee ba ne nit ñi nañ toog mënatoo jóge ci région dem ci région nit ñi nañuy toog à partir de 20h foofu lañ war a xamee ne caaxaan jeex na kon feebar bi réellement am na. c'est très clair ñu bëri am na ñoo xam ne dañ koy wax mais da ngay tiit parce que su ko nit ñi gëmul xam nga ki nga xam ne gëmul feebar bi kooku di jël mesures yi ñu ko jox te feebar bi nañ ñaan yàlla mu yem fii ñu góorgóorlu ci tamit. parce que am na fu muy toll soo jëlee ay Italie ñi fay gaañu bés bu nekk kenn xamul nu mu toll ay junni nit ñoo ciy gaañu bés bu nekk ay téeméeri nit li mu fareyagum bi affaire bi commencé rek ay junni nit la kon nañ def ndànk balaa ñu yegg foofu te suñ góorgóorloo gëm ne feebar bi am na topp mesures yi nga xam ne moom la ñuy joxe mën nañ ci mucc mais nag dans la vie doo wax ne lu ma gisul rek amul déedéet ñi ko am doo ko gis doo leen gis parce que dañ leen di téye pour bañ ñoom ñu dem wàlli keneen waaw mënoo wax nag ne gisuma ku ko am rek kon amul kon foofu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. aujourd'hui tey OMS mu ngi alerté mooy kuréel gi yor wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp organisation mondiale de la santé. pays Afrique yi ñu gën a préparé wu le pire maanaam daal ñu ngi ragal ne mbir mi bu fi gënee law dinañu indil ay mbir yu métti ay jëye yu doy waar parce que suñu état yi. effectivement soo seetloo tey suñ dëkk yi doole bi tolluwul noonu. nga xam ne déjà personnel de santé yi population bi dañ leen ëpp hôpitaux yi doyuñu kon loolu Afrique dañoo am problème boobu suñ demee nag déjà feebar yi nga xam ne yàgg nañ fii am bëri fi nit ñi dañuy am jafe-jafe pour faju léegi nag suñ demee ba li yokku si suñ deful ndànk rek ba mu gën a law paj mi dina gën a jafe parce que soo seetloo feebar bi bu njëkk dañ doon wax ne li muy reyee bëriwul parce que biñ ko comparé ak Ebola gis nañ ne Ebola 1976 la feeñ ci àdduna bi mais téeméer yoo jël ñu amoon Ebola ñeent fukk yi lay rey nga jël SARS nga xam ne façon coronavirus bu feeñoon 2002 la téeméer boo jël juróom-ñeenti nit lay rey nga jël MERS beneen façon coronavirus bi feeñoon 2012 boo jël téeméer boo jël fanweer ak lu teg lay rey mais soo jëlee coronavirus étude bi ñu defoon Chine vers le 27 février 2020 boobu dañoo gisoon ne téeméer yoo jël ñett la doon rey kon li mu doon rey bëriwul mais nag affaire bi commencé na changer ci àdduna bi études yi leeralaguñ ko mais lan moo ko waral peut-être dëkk yooyu dañoo déborder te ñoo ñu ëpp moyen suñ demee nag ba ñun suñ dëkk yi amuñ moyen yooyu population bi ñoo ñu ci mën a jàppale topp mesures yi ba duñ yegg foofu. mesures yi faw ñu respecté ko docteur Moustapha Niang pharmacien tey ñu ngi wax ci ay cas yoo xam ne ci Europe yoo xam ne jéggi na doyoo ci ñu muy faat bakkan ak yooyu kon nit ñi nañu gën a davantage respecté tegtal yi waaye tamit ñu bàyyi xel ne mbir mi mën na dem au-delà tey seen message à travers askan wi bàyyi assistance médicale seen taxaw gis nañ ne yéen a ngi def ay efforts yu bëri message bi ngeen di lancer askan wi tey pour que ñu gën a bàyyi xel ci feebar bi fàggandiku moytu. waaw merci beaucoup sëñ Cheikh comme ni nga ko waxee feebar bi mi ngi gën di law mi ngi gën di yokk ci àdduna bi mi ngi jël ampleur boo xam ne ni vraiment tiital na boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wér-gu-yaram donc comme niñ koy faral di waxee liñ gis ne moo gën a yomb pour moytu pour feebar bi mooy les mesures préventives ñu moytu bu baax a baax wàllu set gi ndax set dafa war même bu dul coronavirus sax ku nekk da nga war a set di raxas say loxo charia moo ko njëkk a santaane moo njëkk a wax ne set ci gëm yàlla bokk donc set dafa war ñëpp a war a set mais rawatina feebar boo xam ne ci ñàkk set mën naa lawee ci ñàkk set donc ñu ngi gën a ñaax askan wi ñu gën a bàyyi xel ci loolu donc di am message bu ndaw bu ñuy lancer rek encore une fois ci chloroquine bi ñu gën ci bàyyi xel ndax chloroquine bi nit ñaa ngi koy wax coow li bari na trop ñu bëggoon cee leeral lu ndaw rek ne dafa am ñaari façon dafa am lu ñuy wax chloroquine am lu ñuy wax hydroxychloroquine donc chloroquine moom antipaludin la maanaam dañ ko daan fajee sibbiru mi ngi bokk ci classe aminoquinoléine donc dañ ko daan fajee sibbiru pour les infections plasmodium vivax mais am na yeneen indication yoo xam ne tamit dañ ko koy fajee maanaam affaire rhumatisme ñi nga xam ne am nañ problème rhumatisme dañuy jël chloroquine ñi am ay polyarthrite rhumatoïde dañ koy jël ak ñi nga xam ne dañu am affaire maladie dermatologique chloroquine da koy faj donc nit ñi buñ dawee song chloroquine bi wala jël ko naan ba mu manqué ba nga xam ne tey ñi nga xam ne ñoom ñu ngi doon fajoo chloroquine mënatuñ ci am accès dina métti
am na beneen famille bu ñuy wax hydroxychloroquine moom analogue chloroquine maanaam xaw na jege chloroquine moom tamit day faj sibiru mais ba tey ñi nga xam ne dañu am problème rhumatisme bi dañ koy jël ak ñi nga xam ne dañu am problème dermato aussi dañ koy jël donc chloroquine bi boo xoolee tey borom xam-xam li ñuy wax mooy chloroquine bi daanaka hydroxychloroquine bi moo ko gën ndax chloroquine bi tey defaratuñ ko boo demee France defaratuñ ko chloroquine bi hydroxychloroquine la ñuy defar mais lu ci mel ni Maroc ñu ngi koy defar donc borom xam-xam li ñuy wax mooy hydroxychloroquine bi moo ëpp avantage ndax ñu ngi ciy joxe yenn dose yoo xam ne ni gis nañ ne ñi am feebar bi bañ leen ko joxee wàññeeku na mais nit ñi nañ ci def ndànk bu baax a baax a baax ndax hydroxychloroquine ak chloroquine yëpp AMM bi ñu amoon faj sibiru moo ko taxoon a jóg ndigal li leen mayoon ba ko borom xam-xam yi defee laboratoire bu mag bu ñuy wax Sanofi moo defar hydroxychloroquine donc ba mu ko defaree autorisation de mise sur le marché bi mu amoon pour faj sibiru la dañuy wax ne garab googu sibiru lay faj ak yenn feebar yi mais coronavirus bi feebaru bees la bu ci bu bett nit ñi bu bees bu ñëw donc kenn amul droit tey xëy rek ne hydroxychloroquine day faj coronavirus donc foog ñu saytuwaat ko foog ñu utaat ci beneen ndigal ndax ndigal li mu am moom biñ téyee pour sibiru la ak yenn infection yi comme que lii feebaru bees la donc borom xam-xam ñu ngi ci liggéey état yi am nañ droit état yi ñoom instant yi ñoom mën a joxe ndigal seen autorité médicale pour ñu utiliser ko pour faj ñu am coronavirus mais maa ngi ñaan askan wi bu kenn dem rek jël ay chloroquine di naan ndax dafa am ay effets secondaires yoo xam ne ni mën na sonal askan wi boo ko jëlee di ko naan voilà yéen tamit war ngeen ci bàyyi xel yéen pharmaciens yi ak ñi fay ñëw di ko jënd si seen officine yi mu nekk lu am solo kanaa ñu leen di jaajëfal monsieur Thiam kanaa da ngaa xiif caameen bi Assane ñu lay jaajëfal rek kanaa si seen teewaay bàyyi assistance médicale daal moom kenn mënatul wax yëg-yëg bi ak mbégte bi ñu am ci ñoom ci taxawu pays bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax sëñ Thiam way message booy lancé askan wi. merci Cheikh Sarr. oui. waaw mooy waxaar rek na askan bi gën a góorgóorlu dimbalee suñu bopp dimbale wuñu président Macky Sall wala keneen suñu bopp la ñuy dimbalee. oui nañu respecter instructions yi mesures préventives yi ñu def lu ñu si mën ñu góorgóorlu si ci ket gi loolu daal su amee incha allah yàlla dinañu dimbale feebar bu jeex fi tàgg merci beaucoup. ñu koy jaajëfal Assane Thiam infirmier waaye tamit docteur Malick Ngom médecin nekk foofule ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ci service maladie infectieuse bokk ci bàyyi assistance médicale sa teewaay rafetlu nañ ko yow tamit bu baax a baax di leen jaajëfal yéen tamit bàyyi assistance médicale ak ñi ci nekk ñëpp parce que yaatu na lool seen taxawaay ci gàmmu geeg yëpp dañ ciy bàyyi xel. kana message booy lancé yow tamit sa wéy. waaw xanaa di leen jaajëfal yéen tamit waa Alfayda FM bi ngeen ñu mayee occasion pour ñu waxtaan ak askan wi ngeen leen yee ci feebar bi nga xam ne jaaxal na ñëpp ci àdduna bi di waxaat askan wi rek nañ gën a góorgóorlu. nañ gën a góorgóorlu nañ jàpp ne mbir mi du loo xam ne président de la république moo koy réglé du loo xam ne ministre de la santé moo koy réglé mais ñun population bi ñun ñoo koy réglé ni ñu koy réglé mooy topp mesures yi nga xam ne moom lañ ñu jox ñu góorgóorlu ci bu baax a baax gëm nañ ne suñ ko defee feebar bi dina mën a taxaw incha allah. moom la ñuy ñaan mu taxaw jugee fi dakk fi ci àdduna bi yëpp docteur Moustapha Niang pharmacien yaay président BAM looy tàggatoo. waaw jërëjëf sëñ Cheikh vraiment di kontaan trop ci invitation bi di vraiment di leen gërëm bu baax ci opportunité bi ngeen ñu may. pour ñu gën a mën a jege askan wi gën a jàlle suñu message gën a ñaax askan wi ci ni nga xam ne war nañ ko def pour moytu feebar bi je pense que loolu rek mooy objectif bu baax assistance médicale fépp foo xam ne ni askan bi soxla nañ ñu fa ñu taxaw wan leen nan la ñuy def pour am jàmm nan la ñuy def pour seen saafara ci seen jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñu am ko vraiment kontaan nañ trop. di leen remercier bu baax di leen sant di leen gërëm di gërëm directeur Ibrahima Gaye bëgg ceeb di gërëm ñëpp vraiment occasion bi ngeen ñu may ñu ngi gërëm Tata Sophie Dior aussi jërë ngeen jëf di leen wax ne ñu ngi fi heure bi ngeen ñu soxla amul benn problème mun nañ ñëw def ak yéen waxtaan yu am solo ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram di leen sant bu baax di la gërëm yow tamit sëñ Cheikh vraiment merci beaucoup. amul sikk ne ci ndaw yooyu bàyyi dañ junj ci ngeen bokk ñu leen di jaajëfal. macha allah donc mbégte la bàyyi assistance médicale moom moo ñu nekkaloon ci xarala gi. Wali Maza Seck ci wàllum réalisation El Hadji Ibrahima Gaye ci kàddu gi Cheikh Tidiane Sarr waale tamit ci internet beeg ak lépp foo xam ne mën ngeen ko seetaan télé bu mag bi rajo bu mag bi Alfayda FM 90.1 xaali lii mu ngi fa woon bàyyi assistance médicale lañ dalaloon ci émission spéciale coronavirus woy leen di ànd ak suñuy programme yow demal bàyyi ñooy billaay coronavirus soo demal bàyyi ñooy ñun xajoowu ñoo moom dañuy bokkoon di bokk reer
bokk yaay fanaan nuyu mbokk yee kon demal bàyyi ñoo li ma leen di digal mooy na ngeen raxas seeni doom na ngeen sang seeni doom hygiène bi baax na ci réew. Alfayda FM rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar.